mbokk téléspectateur yu ITV am mbégte dellusiwaat ci plateau kennu askan wi tey jii ñuy dalal Cheikh Abba Diémé moom mooy secrétaire administratif du syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal Cheikh di la dalal jàmm ci plateau bi. Merci beaucoup monsieur Cissé. maa ngi lay gërëm di la sant. te di la remercier vraiment ci invitation bi ñu def tey. di rafetlu aussi teewaay bi ndax ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi Gossas nga jógee ñëw ci émission bi. effectivement Gossas laa jógee. tey ci suba si pour ñëw uniquement pour def émission ak yow. ok am na solo jërëjëf di la gërëm baax di la sant si teewaay bi. alors coronavirus gis nañ aussi comme ni ñu ko xamee. tolluwaay bi Sénégal aussi cas yi di gën a yokku. ñii ñàkk seen bakkan aussi di gën a yokku. yow mi nga xamante ni yaay secrétaire administratif bu syndicat bi ëmb ñiy liggéey ak technicien yi nga xamante ne ñoo nekk ci agriculture bi ban jàngat nga ciy def. waaw jàngat bu njëkk bi mooy d'abord damay njëkk a jaale ñi fi jógee àdduna. di leen ñaanal yal na leen yàlla xale aljana. di wax sénégalais ni feebar mi ngi fi ba léegi lu ñu mën a def mooy d'abord ñu jël ci ay matukaay individuellement avant muy doon benn lutte collective donc nañ ci jàpp xam ni feebar baa ngi fi. ñu mën koo xeex mu jógee fi ñu mën a continuer suñu activité parce que secteur agriculture bi corona bi laal na ko bu baax a baax. waaw loolu donc yaatal ci kanam tuuti alors seen syndicat bi muy syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal lan lañ ci mën a wax. waaw li ma mën a wax ci syndicat bi moom bëri na parce que lu ñuy wax rek syndicat luy rôlam mooy défendre les intérêts moraux des travailleurs donc loolu lañ fi nekk parce que bi ñu koy créer c'était en 2014. bi ñuy ñëwee dans la fonction publique en 2014. donc benn jàngat la ñu def mooy situation bu ñu dund dafa métti bi ñu gisee ñu def benn enquête pour mën a laaj suñu doyen yi fi nekk situation bi noo leen ciy dundee xanaa amu leen woon syndicat ñu ne ñu si am nañu syndicat mais dañu xeex ba sonn kenn faalewuñu ñun si lañ jël suñu responsabilité en 2016 le 2 avril 2016 ñu taxawal suñu syndicat uniquement pour mën a xeex pour mettre non seulement les travailleurs yi nekk ministère agriculture à l'aise mais aussi béykat yi aussi ñu jàppale leen ba ñoom. état mën a dégg seen coono ba mu ko mën a saafara. alors depuis 2016 yan jéego la syndicat bi def ba liggéeykat yi gis seen bopp. waaw bu ma ko wala ba tey daal dara. ba tey parce que aussi. waaw boobu ba tey ñi ngi def ay jéego ñi ngi waxtaan ak autorités yi. parce que pour rappel bu ñu koy créé Abdoulaye Seck la fi fekkoon. Pape Abdoulaye Seck. ancien ministre de l'agriculture nekk actuellement ambassadeur fële ci Italie. donc moom la fi fekkoon donc ñu doon amoon waxtaan ak moom. mais dem na ba jógee fii amul benn saafara bu mu fi def amul benn saafara. déedéet ci revendication yi nga xamante ni ñun ñu ngi ko doon laaj boobu ba tey. tel nga sànni xeer de. non du sànni xeer chaque fois daf ñu doon recevoir. waaw ñu ne maa ngi ci mais en fin de compte jógee na fi gisuñu fi dara. donc ba bi kii ñëwee tamit lu ñu ko ñu ko def mooy bindal ko lettre. xamal ko Balde professeur Moussa Balde. d'abord maa ngi koy remercier di ko nuyoowaale lu ñu njëkk a def mooy dañ ko bindal lettre. xamal ko situation difficile bi nga xamante ne ñun ñu ngi koy dund donte moom ci ministère agriculture la nekkoon parce que moom moo nekkoon directeur SODAGRI. donc faalewuñu lettre boobu amuñu ci réponse ñu toogaa diir ñi bindalaat ko demande d'audience pour mën a waxtaan ak moom faalewuñu aussi mu noppi donc ci la ñun jël suñu responsabilité commencé nag xeex bi nag. mais lu tax nga ni faalewu leen ndax aussi ministre bi aussi gis nañ même fan yi sax mu doon amal tournée. mu ngi dem ci région yi di xool tamit producteurs yeeg yooyu noonu. lu tax nga ni yéen faalewu leen. waaw bu may wax tournée man je pense que li xew ministère agriculture xewul ci benn ministère ministre bi nga xamante ne bon xëy na peut-être du ma wax ci tuuram du ma personnaliser débat bi mais ministre bi fi jaar yëpp amul benn ministre buy dem tournée ci àll bi mu dem seeti liggéeykat yi nekk ministère agriculture parce que ñoom xam nañu situation yi fa nekk parce que dañuy bañ caméra yi filmer difficulté yi nekk d'abord ci service yi bâtiment yi baaxuñu ay bâtiment yu délabré lañu depuis l'époque coloniale lañ fi nekk ba tey donc loolu dama leen di ñaax ngeen woo seen correspondant yi ne dans les régions ne serait-ce que pour ñuy photo bâtiment yi rek ñu envoyé leen ko bu ñu leen ay fii ay liggéeykat ñoo fi ne doo ko gëm. donc loolu d'abord ñun loolu la ñuy jàpp ni ministre bi faalewuñu parce que day ñëw ci région du jaar ci direction régionale bi pour mën a xool ñu fa nekk du jaar ci service départementaux yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci département yi pour mën a seet lu fi liggéeykat yi fa nekk. dañuy ñëw dem gouvernance ci seen climatiseur jógee fa dem ci àll bi soi-disant àll génn dem seen yoon donc loolu lañ fi def. alors léegi pour ñu avancer ci waxtaan bi ndax ministre bi ci boppam. loolu du objet waxtaan bi. wàllum agriculture. moo tax ñu indi la fi. Cheikh Abba Diémé gis nañ mbas mi ba mu ñëwee. secteur agricole bi yéen da ngeen jàpp ni ba léegi daal da ngeen am ay crainte que ni suñ jàllee ci coronavirus yi mbir mi ba léegi dafay sooxe. effectivement lu tax. waaw bon mbir mi ba léegi dafay sooxe parce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a propulser activité boobu mooy ñun d'abord liggéeykat yi.
amuñu benn considération nu ñuy liggéey dafa métti parce que boo xoolee tey boo demee ci service bu mel ni service régional service départementaux yi ak direction yi amuñu oto donc amuñu oto bu leen mën a permettre pour ñu dem ci liggéey bi donte corona bi mi ngi fii métti na mais bu loolu jógee aussi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo war a dem jege béykat yi waxtaan ak ñoom mën leen ñaax encadrer leen pour ñu liggéey mais boo amul oto boo mënee demee def sa liggéey boo amul moyen de déplacement bu leen mën a permettre nga mën a jege béykat boobu mais loolu laay wax ni mbas mi dina fi jógee mais xiif dina fi installé wu ba tey mbas mi mooy continuer toujours. kon da ngay jàpp ni yéen mbirum xiif dana gën a jéggi dayoo Sénégal. effectivement bu fekkente ne nguur gi taxawaay bi la yor. xiif bi dana gën a jéggi dayoo. parce que pour rappeler la aussi ñi ngi annoncé ay cliquet période yuy jéggi frontière di ñëw mais boobu ba tey Sénégal yan kii la ñuy def dañuy def conseil des ministres annoncé ne oui ñi ngi jël ay mesures pour contre cliquet pèlerin mais amul benn tey waxtaan bi nga xamante ne ministère mu ngi koy yëkkati pour mën a informer liggéeykat yooyu mi pour ñu mën a artu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci tool yi pour ñu mën a préparer loolu. alors est-ce que yéen teg ngeen ay pexe ngir gouvernement wu Sénégal mën a indi ay saafara ci insécurité alimentaire bi nga xamante ni yéen moom ngeen teg bët te moom ngeen njort que ni fa nañ jëm. waaw ñun ay liggéeykat lañu. parce que politique bi du ñun ñoo koy définir. oui mais am ngeen ci ay xalaat. am nañ ci ay xalaat bu fekkente ne ñoom dinañu invité. mais même su leen invité wul aussi je pense bien yéen en tant que syndicaliste bu leen toog rek ñu invité leen mais fekkee ne am ay propositions mën ngeen ko soumettre autorités yi. non proposition yi am na proposition. mais la moo tax aussi ngeen foog ñu invité leen yéen ay citoyens. yéen sénégalais. ngeen nekk fii di liggéey di bay seen waar kon soo leen amee ay propositions mën ngeen ko wax autorités yi. effectivement parce que sous-estimé bi may wax liggéeykat yi parce que ministère agriculture mënoo fi def activité bi nga xamante ne yow woowuloo ñi nga xamante ñoom ñoo nekk sur le terrain ñoom ñu jox la information yi parce que pour wax ni agriculture bi ngay gis ni Sénégal fii zone bu nekk ak agriculture la tey nu ñuy béy agriculture ca Gossas du bokk duñ koy béy ca Nioro du bokk duñ koy béy ca Casamance du bokk duñ koy béy ca Tambacounda donc loolu day baax ñoom ñu wooñu ñun ñi nekk ci terrain bi ñu mën leen jox ay explication pour ñu mën a jël loolu en compte. mais loolu yëpp amul. alors gis nañ aussi ci campagne agricole bi nga xamante ni mooy 2021 juróom benn fukki milliards lañ ci dégagé soo ko comparé ak campagne bi weesu 40 milliards la woon ñeent fukki milliards. alors jéego yooyu yëpp teewul tamit yéen ba léegi ni daal seen xel dalul ci agriculture bi. effectivement lu tax entre 40 milliards yu ñu jógee ak léegi ñu nekk ci 60 milliards. mais programme daaw bi lan la yokk ci agriculture Sénégal béykat bi tey la gën a sonn. liggéeykat bi tey la gën a sonn service yi tey la ñu gën a yàqu oto yi tey lañ ko gën a ñàkk tey lañ ko gën a manqué donc xaalis boobu ñun daf ñuy jaaxal sax xaalis boobu fan la jëm ci agriculture bi parce que béykat bi nga xamante ne yaa ngi ko doon jox jiw ren budget bi yokk nañ ko 60 milliards. mais am na ay localités yu amul jiw. tey boo demee ci Casamance nga dem ci commune bu ñuy wax Jingaake amuñu jiw nga jógee fa nga dem Bunkiling amuñu jiw. lu tax nga dem Kaolack bi amuñu jiw lu tax localité yooyu amuñu jiw ba léegi. non programme état la parce que dafa jox ay opérateur pour ñu yóbbu fa jiw. opérateurs yi yóbbuwuñu fa mais boo yoree opérateur nga jox ko yóbbuwul mais changer ko le plus rapidement possible parce que campagne baa ngi dem mais kooku yóbbuwu fa jiw nga toog di seetaan loolu la ñuy wax ni nag donc agriculture bi tey dafa toll fi nga xamante ne il faut ñu toog waxtaane ko. waxtaane ko pour mën a ut ay saafara. pour ñu mën a génn ci situation bu ñu toll nii. même Banque mondiale aussi dugal na ci loxoom 150 millions de dollars loolu tamit teewul daal. loolu teewul pour yow du saafara dara. parce que problème bi du xaalis bi problème bi doxalin bi la. parce que bu may rappel PNAR bi bu ñu ko fiy teg état joxoon na ministère bi moyens yëpp. génnee xaalis bi yëpp teg pour ñu mën a atteindre autosuffisance bi en riz mais fan la toll ba tey amuñu autosuffisance en riz donc problème bi du xaalis bi. man jàpp naa ne problème bi doxalin bi la il faut ñu changer doxalin. parce que boo tëralee benn plan nga dem ba ci biir plan boobu doxul da nga koy changer. wala au moins nga woo nit ñi ne leen man de lii laa doon def ci sama coobare bopp gis naa ni doxul kaay leen jàppale ma ñu mën ci xool nu ñu ciy liggéey mais loolu amul. ñoom toujours il travaille en solo ñoom rek ñooy liggéey. mais man lu ma jaaxal mooy gis nañ aussi njiitu réew mi agriculture wàllum comme lu ko soxal la programme de résilience économique aussi. même si discours bi mu def altine wax na ci pàcc gu am solo. effectivement boobu ba léegi nii daal da nga jàpp ni yooyu ay wax nii rek la mais du mujjee fenn. non c'est-à-dire que président am na volonté. oui président moom am na volonté. mais je pense que dañ ko joxul information yi nga xamante ne président xëy na peut-être bu ko déggoon. dina mën a joxe ay instructions. pour ñu changer doxalin. yan information la jotagul ci sa gis-gis. c'est-à-dire que information yi mu jotagul mooy liggéeykat yi ne ci secteur bi nekkuñu ci condition yu leen mën a permettre pour ñu def seen liggéey correctement. loolu kese la. liggéeykat yi mais condition yi nga fi wax sànq mbirum oto rek la dafa am yeneen jumtukaay yi nga xamante ni yéen a ngi koy sàkku
si kilifa yi te amagoo leen ko ba léegi. amuñu ko ba léegi. ministère agriculture mooy ministère bi nga xamante ne liggéeykat yi fi ne amuñu fa benn indemnité. am nañu indemnité de risque àll bi da sa liggéey yëpp risque la. da ngay dem ci àll bi di pomper ay produits. tey dama lay jël benn service mi ngi fii Dakar sorewul DPV dem fa. ay doyen ñi ngi dee. DPV direction de pour la protection des végétaux. ay liggéeykat ñoo fa nekk. bii ne ministère agriculture ay doyen ñi ngi fay dee ndax produit bu ñuy nooy pour dem traiter sax duñu leen jox ay masques yu normal yu ñuy mën a sol pour mën a def seen liggéey. lu tax parce que masques yi doyuñu mais loolu état kay moo mën a wax lu tax. lu tax ñun ñi nga xamante ne ñu ñoo nekk ci service départementaux yi. même ci wàllum avion yeeg yooyu tamit dafa mel ne affaire dafa sooxe foofu de. mais problème pour ñu mën a def seen liggéey. problème Matam bi déggoon nga ko. oui donc Sénégal bu demee ba di dem Mauritanie di fa ab avion pour mën a pomper mais c'est parce que agriculture bi fulaaluñu ko. te même avion yu fi nekk tamit est-ce que nekk na avion yoo xamante ne ñu ngi en bon état. gaw ma ko man de mosuma gis avion fii bi nga xamante ne. jógee na fi di traité gisaguma ko lu may dégg toujours dañuy dem Abidjan Mauritanie pour ñëw traité. te loolu doxalul agriculture c'est-à-dire que il faut ñu respecter liggéeykat yi bu ñu leen joxee ay information ñu jël ko en compte loolu moo leen di mën a dimbale ci seen programme parce que ñun lu ñu bëgg mooy agriculture bi réussir te bu agriculture bi réussir ministre agriculture moom la ñuy njëkk a teccul ne ko vraiment félicitations merci beaucoup. gis nañ ko fi ci Abdoulaye Seck Pape Abdoulaye Seck bu mu demee assemblée nationale ñu koy toll ne ko def nga fi production record. moom la ñu woo di ko féliciter alors que à la base am na ñi nga xamante ne ñoom ñoo téye liggéey boobu def ko ci defin bu rafet. mais félicitations chaque fois si moom lay ñëw. alors gis nañ aussi budget bu ministère de l'agriculture et de l'équipement rural toll si 152 milliards. 44 millions ak lu teg. loolu amul benn pàcc bi nga xamante ni yéen a si gis seen bopp que ni mbir mi xaalis bi fii nañ ko dugal lii leen def ak réalisation yi leen def. tey dama lay jox révélation budget 152 milliards ak li ci topp. oui ak 44 millions. masse salariale ministère agriculture 2 milliards la. ci 152 milliards. ñun 2 milliards mais nag soo xoolee aussi budget bi passé bëgg a jiitu moo ko ëppoon. effectivement oui. effectivement. mais ba tey situation salaire yi yokkul parce que ñun suñu salaire mi ngi ci 2 milliards amuñu indemnité de risque amuñu indemnité de logement amuñu de responsabilité de responsabilité benn affaire xam am na ministère agriculture gis nga bés bu ñu la affecté ministère agriculture dañ lay jox responsabilité da ngay liggéey ba nga jël retraite da ngay yor ay responsabilité ministère agriculture. agent bi gën a ndaw ba ci gën a mag ay responsabilité kese boo fa nekk. mais ba pare amuñu benn indemnité buy combler. directeur régionaux bi nga xamante ne xëy na peut-être moo tolloo diplôme ak peut-être gouverneur wala ak yeneen yi benn indemnité da am bu de responsabilité bu 65 000 francs. alors gis nañ aussi ngeen bindoon ñi ci réew mi président Macky Sall. lettre di wax tamit yéen seen ay conditions ngeen jàpp ni daal lépp lu jëm ci wàllum agriculture. échec la seen nekkin tamit ba léegi nii. amul saafara. ba léegi amagoo leen tontu. ba léegi amaguñu tontu ci mais avant kii président de la République est-ce que ministre de l'agriculture aussi sànq nee nga bind ngeen ko tontuwul yéen a ngi def ay démarches aussi ngir mu recevoir leen. si jot nañu recevoir benn yoon. oui le 14 si je ne me trompe pas le 14 janvier 2020 bi balaa mbas bi di commencer. recevoir nañu moom ak secrétaire général bi ak entourage am. ñu liggéey ci ñu wax ko ñun li nga xamante ne moom la ñu xalaat. ak suñu revendication yëpp ñu teg ko sur sa table. lu mu ñu wax mooy dina dem gis président de la république pour mën a saafara problème bi. lu mu ñu wax gëm nañ ko d'accord nañu mais li la ñu Abdoulaye Seck doon wax ba pare amu ci benn saafara donc moo tax bi mu ñu ko waxee dañ ko ne ñun bu ñu sañoon da nga ñuy jox da nga ñuy wax carrément ni da nga ñuy wax carrément ne problème bi fii la toll fii laa ci toll fii laa ci toll mais ci presse bi la ñuy dëgg ni. ay journalistes ñoo koy posé question mu wax ni oui j'ai vu le président de la République il m'a instruit à voir mes collègues des finances ak du budget pour ñu mën a xool situation bi nu ñu koy améliorer. damay wax benn affaire ministère agriculture gis nga agriculture Sénégal tey du ministre bi moo ko yor du cabinet bi moo ko yor. mais nag agent yi ñoo ko yor. mais nag Cheikh xam nga aussi soo fi ñëwee ngir wax seen condition aussi yëpp nga bëgg sëf ministre bi aussi du sotti xam nga ministre bi teewu fi. effectivement est-ce que lan moo tax aussi lépp nga bëgg sëf yow tamit. non sëfuma ko peut-être mën nga proposer nga wax ay solutions ñoom li ñu war a def. non xëy na peut-être ci waxin bi la mais ñun sëfuñu ko ministre bi. oui c'est que dañuy wax ni situation bu fi ne. du ci moom la commencé mais tombé moo waral ay gaaf. tombé moo waral ay gaaf. parce que ñun suñu ñaxtu yi ci Abdoulaye Seck lañ ko commencé. xëy na peut-être grève bi lañ moo tombé ci moom mais def nañ fi marche ci temps Abdoulaye Seck. bind nañ fi temps Abdoulaye Seck def nañu ay points de presse ci temps Abdoulaye Seck mais xëy na peut-être grève bi doyal bi ci moom la ñëw tey moom mu tombé ci situation bi
mais ñun jëluñu affaire bi yëpp ñu ne moom la non non non. mais moom en tant que ministre aussi am na ci part de responsabilité. parce que boo nekkee ministre yor say ndaw aussi. da nga leen war a bàyyi xel di leen nemmeeku di xam ñoom situation bu ñu nekk. ñu mën ci def ay jéego nga leen di woo ngeen di waxtaan. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Cheikh Aba Diémé moom mooy secrétaire administratif bu syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal. mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 33 824 88 06 alors ci tënk lan lañ mën a jàpp ci lettre bi nga xamante ni moom ngeen bindoon njiitu réew mi. waaw tënk mooy lu ñu mën a jàpp mooy ñun dañoo jàppoon ni président de la république. seen lettre même mbirum salaire sax bàyyi wala ko ginnaaw. non bàyyi ñu ci dara parce que loolu bokk na ci difficulté yi. parce que agent bi war a dem ci terrain bi mais dafa war a am benn motivation tey dama lay jox encore beneen information. suñu benn collègue mi ngi Koungheul dafa accidenté ci moto mu am double fracture. il se prend lui-même en charge. lui-même il se prend en charge c'est pas la première fois keneen ki mi ngi woon Matam def fa accident actuellement Rufisque lañ ko affecté pour mu mën a jege hôpital pour mën a dem di fa faj il se prend lui-même en charge. vous vous rendez compte un pays comme le Sénégal ngeen jàpp ni agriculture moo war a doxal affaire bi du ci discours mais ci jëfin bi la. nañu xool agent yi ñu mettre leen ci condition yu baax pour agent yi mën a dem liggéey. tey agent yu bëri ñemewuñu jël moto pour ñu dem liggéey parce que dañu jàpp ni bu ñu jëlee moto xëy na peut-être mën nañ ci daanu am ci fracture ñoom ils se prennent en charge. loolu difficulté la. alors si wàllum yëg-yëg yéen lan ngeen ko yëgee nan ngeen dundee mbir mi ak coronavirus. bon métti na parce que ñun ay travailleurs lañu te bi affaire bi commencé ba léegi ministre bi binduñu lettre ne def leen service minimum au niveau des régions ñun dañu liggéey comme ni ma doon liggéeyee te tamit benn aussi bi ma bëgg a wax aussi àndiwul benn appui. bi nga xamante ne mën na ne ay gel la ay coton la pour ñu mën ko jox service yi pour ñu mën ci jël pour mën a protéger wu ak masque ak yooyu amul amoo leen ñun ñoo ko jëndal suñu bopp pour ñu def liggéey pour wax la ni ñun dañu rester toujours patriotique fii ci Sénégal pour mën a def suñu liggéey mais mbir dafa am fu muy yem te yéen daal jàpp ngeen daal mbir mi daal foog ñu xoolaat suñu politique nationale jëm ci wàllum agriculture. il faut mu am assise nationale sur l'agriculture. d'abord ñu convoqué techniciens yi yëpp ñu toog techniciens yi proposé bu ñu paree ñu door ko génne politiciens yi autorités politiques yi ñëw ñu mën a xool loolu lu ñu koy saafaree mais tant que loolu amul bu fekkente ne ñoom dañuy toog ci gis nga agriculture du bureau. agriculture àll la agriculture naaj la. terrain la mais bu ñu toogee ci bureau bi. mais moom laa la wax sànq. mais gis nañu aussi ay kilifa yu nekk ci ministère de l'agriculture ministre bi aussi moom tamit muy def ay tournées. dem ci terrain bi. waaw mais ci terrain bi fan aussi soo toogee nii gars yi dañuy toog seen bureau aussi loolu tamit demee woon noonu de. ci terrain bi fan la dem ci terrain bi mi ngi dem di joxe ay tracteurs c'est vrai mais tracteurs yooyu aussi dañ ko war a sécuriser ba nga xamante ne ki ñu koy jox dina ko mën a utiliser ci temps bi nga xamante ne moom lañ ko soxla mais da ngay gis ay tracteurs da nga koy jox nit ki tey suba gannaaw suba tracteur bi panne. parce que gis naa Ziguinchor ñëw bu fa ay tracteurs yi nga xam ne adapté wuñu ci zone bi. donc problème bi du tourner bi tamit. ça je le dis am na droit dem tourner xool affaire bi nu mu nemee ko mais bu demee aussi di tourner ne yóbbaale ay agent yi nekk ci terrain bi bu ñu àndee mu laaj leen ay questions ñoom ñu tontu ko. mën ko jël en compte aussi. am na aussi beneen pàcc bi nga xamante ni yéen soxal na leen yéen. syndicat yoon bu njëkk yi nga xamante ni ñooy liggéey ci wàllu la recherche. nekk ay technicien et agriculture fii ci Sénégal. mooy saison des pluies bi. jamono ji nawet bi nii. da ngeen ci am njàqare ak situation bi agriculture bi toll. waaw bu ma koy wax aussi. parce que souvent dañuy am ay bulletins météo yi nga xam ne météo dañu koy jox balaa nawet bi di commencer jotoon nañu ay bulletins pour wax ñu nawet bi dina commencer mais ci zone sud bi lay commencer. bon à normal mooy dina ñëw temps bu normal te et puis wax nañu ni saison bu ren bi dina humide c'est-à-dire que dina gën a am taw que saison yi passé donc loolu tamit jot nañ ko ñu ngi ciy liggéey ak waa météo. pour mën a xam aussi parce que loolu prévision la. donc li ci biir pour de toute façon saa yu amee information rek dinañ ko mën a tasaare auprès des paysans pour ñoom ñu mën a xam exactement. situation bi naka la. alors gis nañ Sénégal depuis atum 2014 dañu jàppoon li ñuy wax projet de restructuration. du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural. yéen tamit boobu ba léegi yéen a ngi xaar fu mbir mi taxaw la taxaw ba tey. effectivement lu waral mbir mi. tàggatémbe foofu. mais ministère agriculture volonté la. c'est-à-dire que yeneen ministères yi ñu ngi koy def. bu ma jëlee ministère de la justice. fii baal ma am na kenn ku nekk ci ligne bi allo. ñu jël suñu téléspectateur bu njëkk allo. allo waaw. bismillah. waaw na ngeen def. alhamdulilah kilifa gi fa nga ñu woowee. kii Tambacounda. bismillah ñu ngi lay déglu.
waaw si émission bi lañ bëggoon a tàbbi. waaw yaa ngi en direct yow rek nañuy déglu. waaw ñu ngi nuyu secrétaire général ak administratif. mu lay dégg. Aba Diémé. ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal. baal ñu nga wàññi télé bi. waaw di kontaan loolu tamit ci li muy leeral parce que comme ni mu ko waxee rek. mbay bi doon loo xamante ni da ngay toog ci bureau yi. kilim bi di la ëpp jàpp ne loolu lay mbay alors que mbay sur le terrain la te terrain bi ñi fa nekk muy les agents dañ leen a war a mettre dans de très bonnes conditions parce que tamit boo xoolee statistiques yi nga xamante ni moom la ñuy joxe que ce soit muy statistique horticole wala agricole loolu agents yi ñoo ci taxaw maanaam di ci demee noo xamante ni kat yaakaar naa ne bu ñu leen joxul gëdd wala bu ñu leen a su laalul yaakaar naa loolee dina dem ba naxasaat kon lépp lu ñu dugg rek dañ cee war a boole fulla ak fayda ndaxte mbay mi loolu loo xamante ni lu ñuy caaxaanee daal parce que man dama gis ne nguur bi da ko jàppee lu lay parce que nekkul ne da ngay ne def naa ay milliards ci mbay mi te boo demee fa nga xamante ne fa nga ko def yaakaar naa doo ko fekk parce que ñu ngi wax ay 1 million de tonnes d'arachide 1 million de tonnes de riz te gis nga Covid bi ñu amee pour ñu joxe ceeb sax problème la kon xam nga loolu doy na waay. waaw kon nañu gën a fulaal daal mbay mi. agents yi liñ soxla ñu jox leen ko muy les indemnités yi nga xamante ne moom la ñuy laaj que ce soit des indemnités de risque que ce soit des indemnités de logement ñu jox leen ko. jox leen donc le matériel qu'il faut la logistique qu'il faut. bu ko defee ñu mën a def ay liggéey yoo xamante ni kat. suñu dina gën a mën a jëm sa kanam. alors nga baal ma kilifa gi léegi Cheikh Tambacounda foofu nga nekk mbir mi nan la fa tëddee foofu. waaw fii nii moom gars yi ñu ngi waajal nawet bi bu baax a baax. ñu ngi koy waajal bu baax a baax parce que semence yi daanaka commission yi fay na yëpp joxe nañ gerte gi waaye daal comme agent yi nga xamante ni ñooy dem di def suivi bi que ce soit dem xool toolu gerte yi wala dem xool toolu ñebe yi wala dem xool toolu dugub bi. ñooñu nañ leen fulaat parce que loolooy mbay mi du da ngay toog Dakar rek mais joxe naa tant tonnes d'arachide tant tonnes de riz alors que boo demee sur le terrain en réalité baykat yi ba léegi nañ doon béyee jamono sama ba léegi moom la ñu béy parce que li nga xamante ne moom la agent yi war a def ñu dem taxaw sur le terrain jàppale la rek. loolu tey bi moo def. jërëjëf. parce que léegi boo bëggee mu gën a fulaal liggéeyam da nga koy motiver te motivation boobu dafa def. jërëjëf. waaw. di la gërëm baax di la sant. Cheikh. waaw ban kàddu ngay jibal li camarade bi wax. li ñuy wax rek mooy risque yi ñuy wax nii parce que booy dem te di def statistique agricole xam naa du ma la mën a expliquer étapes yi parce que temps bi mayuñu ko. mais liggéey boobu tam risque la. parce que mais allez-y mën nga expliquer. voilà étape yi liggéey boobu risque la. parce que am na solo aussi suñu téléspectateurs yi xam ko. waaw effectivement statistique agricole mooy information yi ñuy indi jox ko état pour mu mën a xayma au moins production bi. bi Sénégal war a am bu nawet bi jeexee. mais nu ñu koy defee aussi ça pose problème. parce que ak période bi ñu koy defee ak ñun nu ñu koy defee aussi parce que ni ñu koy defee mooy di nga dem ba ci àll bi toll fi nga xamante ne bu dugub bi demee ba màgg da ngay dem dugg ci toolu dugub bi jël sa mètre natt 10 mètres carrés yi nga xamante ne da ngay compter bopp dugub bu ci ne da nga koy compter. bu ci ne da nga koy compter donc dugub bi xëy na peut-être amul problème risque yi bëriwul mais boo demee ci gerte bi suuf la ñu da nga ciy dugal sa loxo di compter di compter kiiwu gerte bu ne compter ko mu jeex suñu benn doyen bi nekkoon Kaolack. loolu daloon na ko bu muy dem di def pause carré rendement parce que moom noonu lañ koy wooyee. mu dem dugal loxoom parce que gerte bi day am fu muy toll day développé wu. dugal loxoom di compter ba jaan matu ko fa donc loolu yëpp mu doon jafe-jafe yi nga xamante ne ñun ñu ngi koy dund ci biir ministère agriculture donc nag ci ministère bi jàpp xam ni ñun lu ñuy liggéey du pour kenn pour moom la mais aussi pour Sénégal la. donc pour ñun ñëpp la aussi. donc loolu yëpp dañ ci war a. alors damay dellusiwaat si sama laaj bi nga xamante ni tontogoo si. mooy projet de restructuration du ministère de l' agriculture et de l' équipement rural. bu ñu jàppoon atum 2014 ba tey jii. boobu ba tey ñun ñu ngi xaar. parce que yeneen ministères yi commencé nañu di ko def justice dëgg naa ni commencé nañu santé dëgg naa ni commencé nañu mais ministère agriculture lu muy xaar ministère de la justice ban jëmm la am bu gën a rëy ba su ban dayoo la am bu gën a rëy ba su agriculture ban la bu fekkee jàng la ñoom lu ñu jàng à part la ñun lu ñu jàng à part la. bu fekkee xam-xam la ñun am nañ ko donc. maanaam daal yow daal mënoo comprendre
lu si mel ni yenn ministères yi wala ministère de la justice li ni mel am fa. yéen yi nga xamante ni yéen bokk ci ministère de l'agriculture ba jamono ji mbir mi sotteegul foofu. mënoo comprendre loolu c'est-à-dire que mënuma comprendre loolu. mënuma comprendre ni je n'ai rien contre les travailleurs de la justice je n'ai rien contre eux lu ñu am sax maa ngi ni ñaanal mu barke mais man dama jàpp ni priorité dafa war a am tey ci Sénégal bi fii. agriculture ñoom dañuy jàpp ni priorité la mais li nga xamante ne ñu ngi koy def ci yeneen ministères yi bu ñu ko defoon agriculture tey weesu nañu fi. tey weesu nañu fi donc il faut ñu taxaw ci pour mën a régler problème yooyu pour agriculture mën a dem loolu mun ma ko comprendre tant que réglé wuñu ko mun ma ko comprendre. mën a comprendre loolu. muy ci agriculture muy ci justice muy ci santé muy ci éducation ñooñu yëpp boo ci boole tey ci priorité la bokk mais agriculture aussi ci priorité la bokk ci priorité yooyu. mais ñooñu yëpp ñi nga ñu defar bay agriculture. am na solo am na suñ beneen téléspectateur bu nekk si ligne bi kooku dem na léegi ñu ñëwaat ci wàllum lépp lu jëm ci wàllum agriculture li wàllum ceeb bi nag. yaakaaroo leen tamit ak mbas mi nii fu mu toll nii. ëllëg si biir ñu gën a am ay jafe-jafe. bien sûr. parce que ñun dañu jàpp ni baal ma am na ku nekk si ligne bi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ne ngeen def. alhamdulilah. foofu ITV la. waaw fa ngeen woowee kilifa gi. maa ngi leen di woowee Wakaam Cité Avion. bisimilah ñu lay déglu kilifa gi. waaw dama bëggoon a participer ci émission bi. bisimilah. waaw émission bi macha allah rabbi dafa am solo. jërëjëf. waaw di wax ci wàllu mbay mi. waa ji li muy wax lu am solo la. Cheikh Aba Diémé. Cheikh Aba Diémé li muy wax lu am solo la. waaw man jàpp naa ne sax liñ gënoon a war a def dëgg-dëgg. mooy ni ñuy joxe ay professeur ñi nekk ci école di jàngale. léegi ñu joxe ay ñu xam ci wàllu mbay ñi nekk ci seko yi fi ñu daan yóbbu gerte yi. ñi jàngal nit ñi naka la ñuy liggéey naka la ñuy mbayee. loolu dina am solo trop ci mbay mi daal ndax nit ñi dañuy sonn trop ci mbay mi te xamuñ daal da ngay gis sa baay daf daan mbay nga màgg rek yow tam nekk ci mbay mi da ngay liggéey ba sonn te doo ci am dara ba tax na ñoom am nañ solo trop ci wàllu boobu daal. man maa ngi ñaan président Macky Sall ak ministre bi nga xam ne ñoo yor wàllu mbay mi. ñi dimbale nit ñi ci ñu leen di jàngal mbay xamal leen naka la ñuy mbayee ndax suuf dafa jafe léegi. ndax soo demee Saalum léegi benn hectare rek pour nga bàyyi ko da nga ci def lu ma 30 000 wala lu mu tuuti 20 000. loolu nag xam nga su fekkee da nga ko bëgg a def ci hectare yu bëri boo amul ku la gide diggante fas wa nga xam ne mooy mbay la may lekk ak ñi koy topp say soxna say ay kii loolu boo amul kii dëgg da ngay newetoo liggéey ba noor jot doo mën a am loo dundee nga jàll di ko demaat ci taax yi wala di taaba te loolu dafa métti. jërëjëf. waaw loolu daal moo tax émission bi am na solo trop. jërëjëf. macha allah yéen seen télé dañ koy xoolaan bu baax ndax yéen journaliste sax ni ngeen di posé question dafa normal. jërëjëf. tey léeg-léeg ngeen wax rek ne waa ji du wut yow rek yaa fi toog waaye même nit ki fi nekkul man dama koy maanaam du ma bañ nga xaabaabal di wax loo xam ne da nga koy teg sa bànneexu bakkan. jërëjëf. waaw ba tax na macha allah yow tam kontaan nañ ci ni ngay animé débat bi bu baax a baax. jërëjëf. ba kontaan nañ ci télé bi maa ngi dëkkee Wakaam Cité Avion. di la gërëm bu baax di la sant waaw heure bu nekk rek damay xoolaat émission bi macha allah. jërëjëf fàttali ñu tur bi. maa ngi tudd Serigne Saliou Cissé. Serigne Saliou Cissé yow sama doom bàyyi nga. waaw jërëjëf. jërëjëf di la gërëm bu baax di la sant seen émission bi moom sama émission la dinaa ci bëgg di participer heure bu nekk. jërëjëf di la ziar bu baax jërëjëf. baax na jërëjëf merci. waaw li mu wax am na solo parce que ba tey politique état la boo demee ci centre de formation yi nga xamante ne foofu la ñuy former ndaw yi pour ñuy mën a entreprendre agriculture centre yi aussi dara newu fa damay commencer ci ENSA bu Thiès. jaar ci NCR bu Bambey. jógee ci école des agents techniques bi ne Ziguinchor dem ci centre d'initiation yi SIPA yi même centre horticole fii bii ne fii Cambérène aussi boo fa demee aussi jumtukaay yi manqué na. donc li ñu doon am aussi ci jamono boobu weesu na te parce que tamit développement day soppeeku ànd ak jamono. am na solo am na kenn ku nekk ci ligne bi bismillah allo baal ñu nga wàññi télé bi. waaw maa ngi wàññi télé. bismillah. waaw maa ngi koy fay. salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si fan nga ñu woowee. allo. allo. da nga takk écouteur. allo. écouteur waa xaaral ma dindi ko. waa dindi ko nga baal ñu aussi nga wàññi son wu télé bi su ko defee déggin bi gën a mën a jàppani allo. dégg nga leer kay allo oui. bismillah fa nga ñu woowee. allo. allo.
maa ngi wootee Thiaroye Azur. waaw baal ñu nga yëkkati kàddu gi ñu lay dégg bu baax. waaw Thiaroye Azur laay wootee. émission bi laay rafetlu. ñu wax ci affaire agriculture bi. ñu wax sama doomu baay boobu doon di wax ni Cheikh Aba Diène. waaw di wax ci côté de la Casamance daal nit ñi moo gën a ci affaire agriculture. allo du matériel du dara lépp lu am ci matériel ñu ngi ko yóbbu ci côté Saloum de côté Alkii yi. côté jus yi nekk Casamance ba ci suñu Niamoul. de la Casamance côté bi de 12 kilomètres de Niamoul yi. ñu am trop ci affaire kii yi jeunes yaa ngi foofu je xam que ñu def seen parti ci affaire mbay mi. waaw ci côté gouvernement bi ñu leen dimbali tamit ne xale yi ñu nekk leen sur les rails ku mel ni Cheikh Aba Diène man de loolu laa koy interpellé ñu organiser tous les jeunes de la Casamance ñu mën a xam suñuy situé mun a béy dundee daal waaw. jërëjëf daal laa amal lu ma doon participer ci émission bi. jërëjëf Cheikh di la gërëm baax di la sant Cheikh ko par rapport ak li mu wax nii. loolu tam je pense que état daf ci war a taxaw defar benn politique bu ñuy mën a permettre ñun ñi mën a former ay jeunes ñi mën a entreprendre. mais loolu moo amul jumtukaay yi nga xamante ne yow moom nga war a mën a jël amul tey formateurs yi nga xamante ñoom ñoo nekk ci centre de formation yooyu pourtant ay jàngalekat lañu mais amuñu benn indemnité bi nga xamante ne yeneen jàngalekat yi ñu ngi koy am. donc loolu aussi ça pose problème donc les gens ont tendance même à quitter dem feneen donc boo jëlee réew bu ci mel ni Mauritanie. Sénégalais yaa ngi fa am paquet jógee fonction publique Sénégal dem Mauritanie di fa liggéey di soqali agriculture Mauritanie. pourquoi Sénégal mënul jëlal kii. allo am na keneen ku nekk si ligne bi allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi ziar. delloo ziar soxna si fa nga ñu woowee. ñu ngi wootee Thiès. bisimilah baal ñu nga yëkkati kàddu gi ñu mën la dégg bu baax. ñu ngi wootee Thiès di leen ziar. delloo ziar. di nuyu Cheikh Aba bu baax a baax. mu lay dégg. di ko jaajëfal aussi ci coono bi mu nekkee. di ko wax ne li mu wax yëpp dafa nekk loo xam ne lu réel la lu ñu dund la. je pense bel et bien que ingénieur agronome aussi c'est pas n'importe qui moo koy doon. parce que am na foo jaar avant nga fay yegg si. donc day jaadu aussi benn traitement particulier boo xam ne dañ la koy jox. parce que ni mu ko waxee da ngay dem tu es toujours risqué. amoo indemnité de risque amoo indemnité de logement alors que tu as fait autant d'années donc d'études après le bac pour nga devenir donc li nga doon. donc day jaadu chaque jour ñu ñuy jox li ñu moom. lu mu wax rek am na leneen loo xam ne sax xëy na da ko rafetal waaye métti na trop bi ci kanamu yàlla. jërëjëf donc ñuy woo autorités yi ñu bàyyi ñu xel parce que aussi on est là pour le développement du pays. et loolu su weesoo aussi xam nga l'alimentation c'est un médicament comme on peut l'expliquer ku lekkul da ngay feebar. te je pense que Covid bi aussi wane na lu bëri li mu wane mooy que ni su fekkoon ne autosuffisance ak chiffres yi ñuy wax tout le temps à la télé ñu koy dégg lu réel la kon yaakaar naa li ñu jéggaani ci ceeb ren bi ñu koy jéggaani il faut qu'on soit donc voilà en phase avec les gens je vous remercie. jërëjëf. Cheikh moom la Thiès lay wootee de moom tamit. ñu ngi insister de. effectivement waaw. donc pour wax la ni côté boobu tamit état daf ci war a taxaw parce que agriculture jàng la ñi nga xam ne dañu état dafa jàpp dañu war a entreprendre ci métier bi na teg conditions yi. pour nit ñi mën a ñu former leen pour ñoom aussi bu ñu génnee njëriñ réew mi mais loolu amul ci centre yi. ok am na keneen ku nekk si ligne bi allo. allo. waaw asalaamaaleykum. allo. allo oui. wàññi télé bi ñu mën la dégg bu baax. maa ngi koy wàññi. nga baal ñu aussi nga yëkkati kàddu gi su ko defee man ak sama invité ñu mën la dégg bu baax. waaw. allo. waaw allo waaw. bisimilah. waaw man la Cheikh Samb Cheikh Aba maa ngi lay nuyu Cheikh Samb ci Paa bu Diourbel. Cheikh waaw. waaw di wax ni rek li mu wax noonu. lépp baal ñu wàññi télé bi de ndax ñuy dégg son wu télé bi ba tey de baal ñu nga wàññi ko. wàññi naa ko. ça va son bi baax na. bisimilah waaw. waaw di wax ni Cheikh Samb la agent de l'agriculture je suis ci Paa bu Diourbel laa nekk. di wax ni rek jafe-jafe yi Cheikh Aba wax yooyu yëpp wax dëgg yàlla dëgg la. parce que agriculture da ngay jàng xam nga yow ak sa morom yëpp yéenay jàngandoo nga génn am yaakaar ci fonction publique bu ñu la recruter boo ñëwee wax dëgg yàlla ni mu fay fekk déjà bërëb bi ngay jàng rek boo ñëwee
fi ngay jàngalee wala fi ngay nekk parce que ñun ci bàyyi ni ñu ko waxee léegi nii ci bàyyi ñi fa nekk noonu ay jàngalekat lañ de indemnité yi jàngalekat yi am ñun duñ ko am da ngay ñëw dèjà fi ngay jàngalee boo ñëwee rek dèjà situation ba nga fay fekk moom wax dëgg yàlla da ngay xaw a découragé dèjà allo. déet waaye ñun lay dégg bu baax. waaw léegi loolu li mu wax yëpp daal maanaam jafe-jafe rek lu ngeen ci xalaat rek am na lu des wax dëgg yàlla parce que moom daal boo ñëwee daal moom agriculture daal moom des na moom te suñu autorités yi bu ñuy wax ci télé yi dañuy wax agriculture moom mooy base de développement faaw ñu développé ko mais li ñuy wax ci kaw ak yi boo demee ci terrain bi li nga fay fekk wax dëgg yàlla du benn. boo demee dèjà fi ngay liggéeyee normalul sa salaire baaxul maanaam sa xel sax du dal ba man li nga war a def nga mën koo def correctement. parce que maanaam bu ñu la fayul loo xamante ni di nga am loo jàpp sa xel maanaam li nga war a liggéey yow yaa ngi xalaat yeneen i problème di xalaat sa njaboot bu ñu feebaree loo leen di faje problème boo amee dèjà loolu noonu ngay toogee di liggéey bu normal. jërëjëf ñëpp xam nañ ni mbay moom wax dëgg yàlla moom moo yor développement réew. waaw xam naa di bàyyi ci Eva mu développé parce que li mu war a wax am na solo. jërëjëf di la gërëm baax di la sant baax na jërëjëf Cheikh Sam maa ngi lay nuyu bu baax. jërëjëf merci beaucoup. Cheikh donc moom suñu benn camarade la. bi nekk formateur ci SIPA. SIPA SIPA centre d'initiation professionnelle agricole. oui yi nekk ci région yi ak ci département yi. ñoom ñooy former xale yi nga xamante ne dañu bëgg entreprendre ci mbéy. donc moom lay expliquer ne jafe-jafe yi nga xamante ne SIPA yi am nañ ko. donc agriculture boo xoolee de façon générale. nu ñuy liggéeyee yëpp conditions yi ñuy liggéey yëpp secteur ñëpp direction yëpp yi bokk ministère agriculture dara doxu fa donc bu ñu demee ba école de formation ministère agriculture ak ministère formation professionnelle ak ministère enseignement technique di ko xëccoo de ku ne di naan ni du ci man donc ça pose problème. am na keneen ku nekk si ligne bi allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñoo ngi lay ziar bu baax. alhamdulilah delloo ziar fa nga ñu woowee kilifa gi man maa ngi kaw la quartier Touba Ndorong. bismillah kilifa gi. man nag kilifa Sénégal gii. ñi yëngu ci wàllu agriculture laa gën a yërëm ingénieurs yi agriculture yi. maam ñoom laa ci gën a yërëm. déet waay. kay xam nga lu tax. baal ñu nga wàññi télé bi. télé fay na. waaw bismillah. dañoo jàng kenn sutu leen jàng kenn gënu leen a yàggum jàng kenn gënu leen a am importance ci réew. gis nga fi ñu toll nii. suñu yàlla dimbale woon rek ñu xam ne ay ingénieur ñi ngi fi ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu mbay suñu leen joxoon seen àq ak seen yërëb comme ni ñu ko joxee yeneen ingénieur yi Sénégal heure bi waxatuñ ko ñun ñëpp ñu ngi yaakaar te lax ñu ngi gundaandaat ñu ngi ci jaar ndax man li tax xaw ma man xam nga affaire ingénieur jànguma ko xaw ma lu ci waaye damaa am rakk boo xam ne ingénieur la ba nii may wax yow ëpp na 20 ans mi ngi Maroc ba nii may wax yow liggéeyu ba mu amee fii nii ba baccalauréat ba jugee fii dem Maroc ba jusqu'à présent ëpp na 20 ans ñëwut liggéeyut ma nga Maroc te ingénieur la agriculture la jàng te Sénégal dañuy fooyee loo xam ne nii mooy lu ëpp importance di favoriser loo xam ne nii dama yàlla baax sax fépp a baax sax waaye dafa am yoo xam dafa ëpp importance ndax lépp lu xam dafa jëm ci wàllum biir lekk manger comme jëggaani rek ci lañ ko teg ba jot daal tey jii suñu ingénieurs yi ñi nga xam ne nii wàllum mbay seen xam-xam màcc ñu leen di ñàkkal fayda billaay wala taala bés a ngi ñëw dinañ ko réussir waaw man nag maa ngi leen di sant leen gërëm quoi seen émission bi neex na trop naa bàyyi saa bu développé ndax li muy wax am na solo trop. jërëjëf. effectivement donc li nga wax aussi am na solo beneen bi ma ci bëgg a wax mooy par rapport ak produit yi ñuy utiliser. tey révélation laay def tey. te daal da nga indi ay révélation. non produit yu bëri yu ñuy lekk Sénégal. oui dafa toxique. li dem ci légume lu jëm ci fruits pastèque ak yooyu dafa toxique parce que nit ki amul benn suivi bu ñu koy def sur le terrain xaal bi li ci mel ni xaal bi. nit ki day traité tey suba gannaaw suba mu dagg dem récolter dem jaay ko ci marché bi donc loolu problème de santé publique la. li ci mel ni légumes yi ay poivron ak yooyu tomate ak yooyu da ngay gis ki ko traité tey. 3 jours après mu dagg dem jaay kooku xamul. mais kooku day laaj ñu encadré ko. pour mën ko te mbir mi warul demee noonu. warul demee noonu. donc warul doon donc loolu mooy wane ni. agriculture tey fu mu situation bu mu toll dafa jaadu ñu toog xoolaat nu ñu koy développé. xoolaat li ciy jafe-jafe. ñu régler ko pour mën a d'abord mën a jox nit ñi. alimentation bu saine. sans problème. mais tamit est-ce que tamit du poser beneen problème mooy wàllum contrôle. mais c'est ça effectivement wàllum contrôle aussi. parce que bu fekkoonte ne dañu jàpp ni agriculture bi da ngay jóg rek entreprendre comme ni mu la neexee non dañ ko war a organiser. de telle sorte que ñun dinañ dem sur le terrain contrôler képp ku bëgg a def mbéy ak lu mu munti doon di nga ñëw déclarer ñi jël sa fiche am sa téléphone. ok am na solo ñu jël suñu téléspectateur bu mujj ndax ñeenti simili moo ñu dese allo. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam soxna Safiatou.
waaw ça va suñu ko naa def. di la ziar alhamdulilah. ñu ngi delloo ziar bu baax. bismillah. mais maa ngi jaajëfal Jéeme. vraiment explication bi ça montre vraiment ñoom seen liggéey coono yi ñuy daj et tout cela. mais mu jéggal ma mais j'ai l'impression que ne par rapport à leur revendication. oui ils ont plutôt un comportement attentiste. parce que boo xoolee yeneen syndicats yi ils font tout pour se faire voir mais ñoom apparemment dañuy déposer kii yooyu noonu demande affaire yooyu noonu toogaat tant que vous avez ce comportement attentiste je ne pense pas que ne seen problème sera réglé. Et au-delà de ça aussi mu ñëwee ci secteur agriculture bi comme vous l'avez dit montré na vraiment que ne secteur agriculture bi mooy lépp il a expliqué tout à l'heure que ne secteur bi dañ ciy xëpp xaalis mais xëpp xaalis boo xam ne nii agent yi war a teew wala ñi nga xam ne nii ñoo war a coacher mbay mi nekkuñ ci effectivement du dem mën nañoo xëpp xaalis bu bëri mais affaire bi du dem dañoo war a dimbale production ñiy def agriculture familiale. parce que kenn ku ci nekk suñu mbokku baykat yi nii gis nga même buñ bayee ba pare nii. ñoom buñ suuree seen mbokk dañuy suur parce que yéwén goo xam ne nii sax dañuy partager seen production agricole waxaguma sax ñu moderniser secteur bi nga xam ne dañuy aller vers l'agrobusiness. Agrobusiness bi am na mais li ñu gis en fait mooy ne ñi ko dominer. Ce ne sont pas les Sénégalais et là il faut faire très attention. parce que à instant bi ni ñu ngi joxe suñu terre di ko cëxate on risque d'être des esclaves dans nos propres terres et ça c'est très 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 dangereux. am na benn bés yaa ngi am benn invité kii wax affaire agriculture tamit muy ñuy joxoñ tuuma. affaire horticulture tuuma voilà. ñuy joxoñ baaraamu tuuma benn je ne vais pas citer de nom. mais ñu doon citer benn entreprise. ne entreprise day def production de pommes de terre. li gën moom lay yóbbu seen dëkk mbalit mi lay jaay ci dëkk bi te kooku da lay leer ne su fekkoon ne par exemple c'est un Sénégalais pur et dur am terrain mu def production boobu noonu comportement boobu du ko am te ñuy woote woon le jour même ñëpp dañoo ñaawlu en fait kii taxawaayu entreprise boobu y avait seulement une dame boo xam ne daf doon liggéey ak ñoom moo accepté travail te gis nga agriculture benn affaire dafa am. agriculture buñ ci nekkee. du agriculture kese parce que bu production bi lu mu forte bu fekkee ne amuñ stockage bu fekkee ne amuñu conditionnement yi bu fekkee ne mise en marché bi dafa def. bu fekkee ne amuñ transformation bi. ala kulli ali mbay mi du dem penn la du dem. donc dafa am organisation boo xam ne ni moom la war a am pour taxawaay bi li ñuy wax ci autosuffisance alimentaire pour mu am parce que mën nañ ko maintenant nag kii nu mu tuddati na nga ma baal Jéeme. tant mu ngi wax ministre bi waaw bu defee liggéey bu rafet effectivement moom la ñuy féliciter mais moom it dana leen féliciter parce que bu ngeen ci jàpputoon xëy na fa mu bëgg a yegg du fa yegg mais il faut que quand même ngeen gën a actif parce que revendication nekkul da ngay toog bureau affaire bi faju non il faut faire les démarches nécessaires pour que effectivement seen problème mën a faju. merci beaucoup Safiatou di la gërëm baax di la sant très rapidement ñaari simili moo ñu dese très rapidement. donc li mu wax am na solo. mais dama koy wax ni nous avons toujours été passifs parce que dañu jàppoon ni. problème bi dañ koy régler ci calmement ñu mën a continuer suñu liggéey. mais comme autorité ñu ngi ñuy tànqam déjà tëral nañu suñu benn plan d'action. donc pour wax la ni normalement war nañu décréter 48 heures. fii d'ici le 9 ak le 10 pour mois de juillet bi. bu autorité réagir aussi dañuy décréter benn 72 heures aussi le 15 le 16 ak le 17 juillet aussi. donc pour ñun dañu jàppoon ni problème bi dañ koy régler de façon très pacifique ñu mën a toog suñu bureau wala dem si àll bi continuer suñu liggéey mais ba tey problème bi ngi perdurer donc nous allons passer à la vitesse supérieure lii bu ñu ko saafara aussi dañuy def ba indi fi grève de la faim. parce que nous sommes prêts à ça. ok déedéet waay mais léegi ñu jeexalee en 30 secondes wàllum ceeb bi ñu doon wax. sànq am benn téléspectateur bu woote moo tax jotoo si woon tontu. da ngeen am aussi ay crainte par rapport ak mbirum ceeb bi. effectivement am nañu ay crainte par rapport ak mbirum ceeb donte que ceeb bi dañ koy subventionner gratuitement mais je pense que ceeb bi tey dañu war a indi politique bi nga xamante ne mooy mën a permettre ba ñëpp di béy ceeb. mais bu fekkente dañu jël ceeb bi jox ko ay zone bay ñeneen ñi je pense que autosuffisance bi dina métti. mais il faut ñu permettre même sama yaay bi jaay caaf bi fële. ñu mën ko woon nu ñuy béyee ceeb mu mën ko def këram bu xëyee dem ci tool bi. bu wàcc see mu dem. am na solo Cheikh Aba Diémé di la gërëm baax di la sant ma fàttali yow yaay secrétaire administratif du syndicat national des techniciens et travailleurs de l'agriculture du Sénégal di la ñaanal yoonu jàmm nga delluwaat Gossas si jàmm. d'accord merci beaucoup maa ngi lay gërëm di gërëm suñu camarades yi yëpp. en particulier suñu secrétaire général bi nga xamante ne temps yi dafa xaw a feebar. di gërëm aussi suñu mbokk téléspectateurs yi ba suba incha allah.